الله وسلام أبدا على الذي لنا الهدى بدا الحمد لله وسلام على الذي لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآله وصحبه سيدنا الوالي وصحبه ومسعود وسليه loo bi ama isawi tafaduli فخذ يا قريب يا مجيب صلوا على النبي bi tujibu di delloo sunu bopp Cheikh Ahmad Bamba di dellu di waxaat jërëjëf Serigne Touba ñi ngi nuyu waa kër Serigne Touba yi fi nekk yépp su ma limee damay juum dangeen may ma jël nuyoo bi tàbbal ko ci loxo Cheikh Abdou Fattah mu jàllale ko ci sëriñ Sidi Abdoul Ahad mi nga xam ni mooy xalifa sëñ Abdoul Ahad sama digganteeg moom yàgg lool ba nu nekkee étudiant la ba yàlla dogal tey àddina di dox ba mu doon sëriñ Abdoul Ahad ci jamono sëñ Abdoul Ahad la woon kon sëñ Sidi di nit ku dëgg nit ku wér nit ku mën liggéeyal Serigne Touba yàlla na fi yàgg te wér di jël sunu nuyoo di ko jottali Serigne Abo di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu kóllëre te mu nekk fi xalifa Cheikh Mamadou Fadal yàlla na fi yàgg te wér nu nuyu bu baax sëñ Amsatou di ko wax ni que mu jottali nu sunu nuyoo ak sunu ziyaar képp koo xam ni waa kër Serigne Touba nga te nga nekk ci biir saal bi di jël nag sunu taalibe sunu laxasaay dellu jébbal ko sëñ Cheikh Sidi Makhtar xalif général des mourides di ñaan yàlla na fi yàgg te wér te di rafetlu liggéey bi nga xam ni mi ngi koy liggéey te lépp di njariñu yoon wi lépp di sagu yoon wi li sëriñ Ahmed Raphaël wax rek mooy dëgg ndigal a tax ma jël kàddu te cëru taalibe rek laa ko jëlee léegi fi ma toog lan ma wax ni ma kat ndigal li mooy bëgg nañu nga def ay conclusion ci waxtaan wi nga xam ni am na waaye gannaaw boroom xam-xam yi fi wax rawatina sëñ Ahmed Raphaël di boroom xam-xam bu dëggu su ma fi bëggee wax dana jafe waaye nag li mu wax rek laay sukkandiku nee na ndigal xéewal ak yiw rek si man nekk kon dañoo sukkandiku foofu tàllal sunu loxo ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba ñaari jëmm yi nga xam ni ñoo waral daja bi ku jëkk gi di sëriñ Abdoul Ahad ndax sëñ Amsatou moo ko woote di njaboot sëñ Abdoul Ahad ñu tuddee bés bi Cheikh Mamadou Fadal ñaari jëmm yooyu rek doy nañu fierté ci Serigne Touba ku réere Serigne Touba ba ñëw xam ni kii kat mooy waajuru sëñ Mouhamadou Fadal kii mooy waajuru sëñ Abdoul Ahad soo ñëwee daa xam ni Serigne Touba amul moroom ndax ñaari jëmm yooyu kenn amul ci moroom Cheikh Mouhamadou Fadal ci diir boo xam ni ñépp defoon na ni yoon wi dafay am ay jafe-jafe yu mat sëkk ci diir boo xam ne àddina bi dafa bëri woon fitna parce que mi ngi jóge woon ci guerre 1945 ci la toog ba mu toogee ci lay soogu doole Serigne Touba mu wane ko ba mu mat sëkk ñépp xam ni toogaayam boobu jur na Sénégal ay yiw ak xéewal yoo xam ni kenn mënul xam fan la toll waaye nag ñaari jëmm yooyu dafa am lu nu bokk dañu wan kan mooy Serigne Touba ñépp ñi ngi wax koo wax ne ni Cheikh Mamadou Fadal li mu jëkk def mooy jaay njuréel gi fa séen ko jënde taalibe waaye nag bul fàtte ni Serigne Abdoul Ahad diiru dund gi mu fi nekk yépp fu mu toll daf noo wan kan mooy Serigne Touba day fàttali ni ba Serigne Touba fa mu nekkoon foofu si jafe-jafe yooyu mu nekkoon doon fa dund moom képp si situation yu doy waar yoo xam nit waru fa mën survivre sëñ Abdoulaye dafa daan wax ni su fa daan ñaan sax amul ku nekk si gannaawam daan wax amiin moom képp ak boromam la woon kon lu mu liggéey li nag moom képp moo ko liggéey man dafa am loo xam ni dafa ma marqué si sëñ Abdoulaye dama mas dégg benn bés
mu wax ni gannaaw fóot boobu nu dugaloon Sëriñ Tuubaa moom si la gane si àddina. kon su fekkee ne yaakaar na kenn ku dul yàlla yaakaar na kenn ku dul rasulullahi yaakaar na kenn ku dul Sëriñ Tuubaa du ma gox du ma jullit la wax. kon Sëriñ Abdou Lahad li mu nu jàngal dafa bëri dafa nu jàng nan la noo goree Sëriñ Abdou Lahad dafa nu ko jàngal gannaaw ba mu nu jàngalee nan la noo su fa jógee mu wane nan la noo doon jullit lu tax mu jiital ngor gi ku amul ngor mën loo doon jullit ndax foo tàllale loxo borom bi su la wuyoo su neexee nga fàtte ko su naqadee nga tàllalaat loxo soo dee gor nag mettit waa xéewal gi yépp nga boole ànd ak di wax jërëjëf Sëriñ Tuubaa di sant rasulullahi di sant borom bi kooku Sëriñ Abdou Lahad moo na ko jàngal. Sëriñ Abdou Lahad fi doo dafa rëy li mu wax Sénégal benn chef religieux ma su ko si wax 1900 maa ngi liir léegi ñi def discours am bii li noo man jariñ àddina bi kenn xamul fan la toll parce que discours am yi loo si jàng li nekk mën nga si tëral àddina mën nga si defar àddina. léegi lay fàttali 1979 bi mu waxee si màggal gi lay wax indépendance su Sénégal indépendance Sénégal mooy màggal gi. indépendance su Sénégal mooy màggal gi ñu dem ba taalibe Sëriñ Touba nekk président de la République jël màggal gi décrété que def ko fête boo xam ni chemin et férié nga xam ni Sëriñ Abdou Lahad du moroomu gaa yi te jamono jooju du jamono ju yomb ndax fekk na réer bëri ak werante bëri si la wax ni 1979 ni indépendance booba lii nekkagul woon fête nationale nekkagul woon fête chemin et férié am leneen loo xam ne aussi feeñ na bu baax ci Cheikh Mamadou Fadal mooy lan foo ñëwee rek làmb ka fekk mu jeex takk ak Sëriñ Touba léppam daf ko jox Sëriñ Touba ba mu mat sëkk wane nag doole yoon wi ba mu mat sëkk ndax jamono yooyu wax naa ni fekk na yu bëri àddina bi bëri ay fitna lool rawatina nag 1945 ba 1968 sénégalais yoo gis dañu réer koo si gis ku jàng tubaab as tuut mënatul jël référence lu dul keneen lu dul tubaab bi wala ku jege tubaab bi Cheikh Mamadou Fadal moo tax ñun murid yi réerunu benn yoon ndax fu mu yëkkatee rek nga ni doomu Sëñ Tuubaa ba taaliba Sëñ Tuubaa ba wax na te lu mu wax li nekk mooy téere su jëfee jëf ja mat goo xam ni ku jug daw sa jëf jooju looloo tax mu mën nu tabaxal gannaaw ba ko sëñ Modou Moustapha fondement yi jumaa ju mel nii dégg naa imaamu Makka bi ñu ko indee Touba mu ñëw di visiter Touba bi mu ñëwee ba gis jumaa ji xool kër yi dafa ne ñii de ku ni fii ñii di woote muridullah ku ni fii yàllaa ngi fi ñëpp gëm ne yàllaa ngi fi ndax ku jël kër yi nekk Touba yëpp jaay ko jumaa ja leen ëpp valeur téeméer yoon loolu loon Cheikh Mamadou Fadal defal waaw kon amuñu fayu kooku amuñu fayam bu mat sëkk amuñu fayu Cheikh Mamadou Fadal si jëfam si taxawaayam ak fi mu yóbbu yoon wi amuñu fayu Cheikh Abdou Lahad si liggéey bi mu liggéey tey dama ne àddina bi ñaari jëmm yooyu si sell gu nu sell si dëgg gu nu bëgg dëggal si gëm gu nu gëm Serigne Touba ku leen topp ak ñeme liggéey gu nu ñeme liggéey ku leen topp développé Sénégal ku leen topp développé Afrique ku leen topp même développé àddina bi waaw àddina bi fitna yi ngeen di gis yëpp mooy nit ñi danoo amatul repère xamatuñu fu nu jëm xamatuñu fu nu langaamu ku langaamu nag si ñaari jëmm yooyu daa dëggu daa ñeme liggéey daa gëm yàlla te daa mën jëmale kanam sa réew. ñun 1976 la ñu taxawal daayira étudiant mu di si jamono Sëñ Abdou Lahad parce que booba gis nañu dëggu gi mu dëggu ak nu noo woon Serigne Touba nu koy wane te fu nu toll gis Serigne Touba xam ni Serigne Touba lu waaye di werante rek dama ne Serigne Touba moom moo jëkk dugal diine si biir université kenn amul woon fi lu dul tudd fa Karl Marx wala nga tudd fa Engels wala nga tudd fa Mao Tse-tung wala nga tudd fa keneen du beneen kilifa bu ñu fay tudd. ñun ñoo jëkk ñëw 1976 si pavillon F taxawal fa daayira yëkkati xasaayid si biir université Sëñ Abdou Lahad moo nu jox fit googu te booba lan la li noo seet yépp nit ñi daw di ko wuti fekk nañ Sëñ Tuubaa matal ka sëkk ba fees dell waaye nag ragal yàlla ga muur lépp bëgg borom ba muur lépp
soo seetee ni Karl Marx bi ñu doon werantee lan lañ doon werantee dafa doon wax ni nit ñi dañu am jafe-jafe yu nu nekk yoo xam ni am na ñoo xam ne dañ leen doon noot am na ñoo xam dañ leen di jëriñoo ñooñu war nañu fexe ba xeex ba moom seen bopp. Sëñ Tuubaa moo nu jëkk moom la suñu bopp nan la ko jëkk def bu leen gëm kenn bu leen ragal kenn ku dul yàlla waaw. su dee aussi da nga koy jàpp si négritude léegi la ko wax ni que négritude Sëñ Tuubaa ba mu bind négritude booba Senghor amagul woon booba Léon Contran de Masse amagul woon ku du mën tudd booba amagul woon c'est le Sëñ Tuubaa jëkk wane négritude te am na tontu loo xam ne am na fi at bii rek Sëñ Tuubaa tontu na xam Sëñ Tuubaa bi ko gars yi fexeele ba mu të dañ ko yóbbu gànnaar ni su demee si nit ñu weex ñooñu dañ koy suul kenn dootu ko dégg ndax fekk nañu wax nañ ni africain dafa am complexe shérif ak complexe naar waaye fa la Sëñ Tuubaa jolle ren rek su ngeen gisee la fa gànnaar waa gànnaar defal Sëriñ Tuubaa ngeen xam ni Sëñ Tuubaa yàlla fay naka Sëñ Tuubaa du moroomu gaa yi tontul na leen bu mat sëkk lii laa leen bëggoon conclure di leen sant di leen gërëm xam ni ku nu àndal moo wóor jërëjëf sëriñ. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin sayidina shafiina alkarim xayr kullu xalqin ahmad alayhi salli suma salim sarmada muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. yéen sunuy sëriñ di sunuy kilifa nu ngi leen di nuyu mu ngi leen di ziyaara di sàkku ci yéen ñaan te xam ne sooy kilifa ay boromi xam-xam duñ jiitoo waxtaan ab ndongo fas yéene barkeelu ci liggéey ba dina tuuti lool ba lam bëggoon du ñàkk ña jiitu wax nañ ko. dama bëggoon rekk jël genn càllal la ci jëmm ji nga xam ne mooy Cheikh Abdoulaye Lahad waxtaanee ko sëñ Madické Niang wax na ne bi mu nekkee étudiant ca la am ak i mbokkam fit bay tudd ab jullit di woote ak taalibi dama bëgg rekk ñu xam ne Cheikh Abdoulaye Lahad kuy noy ku am lenn ci rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam ku am lenn ci xadimul Mustafa yoreel nga ko njukkal. li tax maa ko leen ko dinaa leen ko leeral ba du ma jógee fii kenn du wax ne lii wax jëwa lii la bëggoon a wax. tubaab dafay wax ne tout problème humain doit être considéré par son temps et son époque. Cheikh Abdoulaye Lahad est arrivé à une conjoncture des années 60 et 70 dinaa ko wax ci tubaab dinaa ko wax ci wolof bu leer. La France avait colonisé le Sénégal. Le Sénégal était 2 fois capitale de la France, puisque Dakar était la capitale de l'AOF, Saint-Louis du Sénégal était la résidence du gouverneur général qui coiffait l'AOF et l'Afrique équatoriale française. La France est la sœur de l'Église romaine. Les révolutions françaises avaient voulu, en jugulant la combinaison traître entre le temporel et le spirituel, en voulant jeter l'eau du bain, la France a jeté l'enfant avec. C'est-à-dire, la Révolution française, en voulant lutter contre le clergé, ce qu'on appelait en son temps l'anticléricalisme, a eu à utiliser un terme que souvent les gens utilisent avec abus, qu'on appelle la laïcité. D'ailleurs, le gouvernement du Sénégal, les gouvernements du Sénégal parlent toujours de laïcité. La laïcité devait être une liberté de conscience, une liberté de culte.
Mais le Coran l'avait déjà dit depuis longtemps, là, il n'y a pas de contrainte dans l'amour de Dieu. Malheureusement, la laïcité est devenue un nihilisme de religion. C'est pourquoi tout ce qu'il y a de près ou de loin a eu accès en Dieu. Les Européens ont eu à juguler. Allah ne voulait pas entendre parler de religion. Les gouvernements sénégalais, depuis Senghor, avaient eu tout simplement à calquer par leur constitution, les constitutions françaises de la Troisième République, de la Quatrième République et de la Cinquième République. Ils étaient comme des caméléons, ce que les Wolof appellent des kakatars. Cheikh Abdoulaye Lahat a fait une révolution exactement qu'avait faite Allah et Khadim Mustafa. Allah a envoyé chaque prophète vers une communauté. Quand le prophète de l'islam, Muhammad Rasulullah, est arrivé, Dieu a complètement changé de spectre. Ce n'était plus le prophète qui était envoyé vers une communauté, c'était le prophète de l'islam qui était envoyé vers les hommes, tous les hommes, et il devait être le domaine de définition de la rahma. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahma. C'est pourquoi Khadim al-Mustafa, lorsqu'il arriva, déclara lui aussi que le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait être renouvelé en lui. Il le déclara wa bi yajdidi sabil bila aidan awalami. C'est ainsi que Serigne Abdoulaye a s'inscrit et inscrit son action dans le siège de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce qui se passa lorsque Serigne Abdoulaye est arrivé, tous nos enfants qui étaient à l'école primaire, au collège, au lycée et aux universités ne pouvaient plus entendre parler de Mohammed. Bi Serigne Abdoulaye dikkee dafa fekk jamono boo xam ne ñi nga xam ne ñoo war a jiite Sénégal di député wala di ministre wala ci président la nga xam ne ñoom lañ doon yaree suñuy doom mooy xam-xam boo xam ne dafa génne Allah dafa génne Nabil Moustapha. Madické Niang xam na ne ba muy jàng képp ko amutoon tawfiix jaar ci daara wala nga jaar ci daayira booba sax ci daayira bareetutoon ngir sëñ Abdoulaye moo delloo si daara jawoon ca moo delloo si daara addi ko ci taax ngir ci la tàmbalee ci daara yi université yi nit ñi fas yéene di jàng ak xasida di jàng téere Sëriñ Tuubaa yi ba delloo seen bopp ci taalibe ci la daayira étudiants yi amee ci la daayira yi amee ba tasawudu shixaar tasawudu shubaan jawaru nafis maayibul xudóos mafaatul ba ci téere xam-xam yi nga xam ne mooy téere teggin ni nax ju ba ci Masaalikul Jinaan Sëriñ Abdoulaye dimbali nit ñi nga xam ne jàngooñu arab ñu delloowaat seen bopp ci gëm yàlla xam na ñuy jaamu yàlla lii Sëriñ Abdoulaye moo ko liggéey. ba yoo demee ba jëmmi jamono ku jàngoon bu njëkk baccalauréat wala nga jàngoon ba am brevet da ngay génne yàlla ci sa bopp. Sëriñ Abdoulaye moo delloo si yàlla moo delloo si ak taalibe ci taax kon ku ne war na koo delloo njukkal. li nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi koy ñaan ñu delloowaat Serigne Touba muy Serigne Abdoulaye rek delloosiwaat Serigne Touba muy Cheikh Maodou Fadl mooy kañ la Sénégal am possibilité du nekkee ne démocratie moom lañ tuddee la loi de la majorité ñu ëpp seeni valeur ñu jàngale ko kañ la ñuy am tawfiix ci collège yi ñuy nekk lycée yi ñu nekk nax ju xam luy jës bu xam luy moy bu mun a ràndale sindidi ak taysir asir wala ma fatir Bichri wala nooru daari réew mi suñu réew la Serigne Touba sénégalais la africain la te ba tey ñemewuñu am ak bañ di liggéey di jàngale bindub Serigne Touba. Cheikh Abdoulaye ñaax nañu def na ko ci français mun nañ ko def ci anglais waaye ba suñu réew ba tey amaguñ possibilité gouvernement bu fi nekk borom ku fi andi liggéey Serigne Touba waaye yaakaar nañ nag barkeb Serigne Bamba mu ñaanal ñu ba ku bëgg falu
ku falu ñaanal bëgguñu ñaanal la ba doo falleeku waaye nag bëgguñu jël seen mbir saf ko ci li Sëriñ Tuubaa wax yaa ahlal barri yaa ahlal baari ujóori baari sa kaya delloo wàlleen seen bopp ci Sëriñ Tuubaa te am ngor xam ne Sëriñ Tuubaa rek a fi nekk lu waaye bëgg te mun koo defaru ci àdduna àllaaxira te delloo ci Tuubaa ci Sëriñ Tuubaa doo ko def ni ñu ñeme am fit Sëriñ Tuubaa fi nekk sëñ Ablaat nee na fa lay tëjee lu ngeen fi gis lu mu réy lu Sëriñ Tuubaa pënd la ca pënd du jaayam ñàkk salaamaaleykum. bisimilah barke Sëriñ Abdou Lahad. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kilifa yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu àq te di leen baal àq di jéggulu ci kàddu yi. nuyoo bi ak siyaar bi ñu di ko teg ci loxo Sëriñ Abdou Fatah mu tegal ñu ko ci loxo xalifa général de Mouride. di ñaan yàlla yàggal leen sunu kanam di jaay xaadimal Moustapha. Sëriñ Amsa ñu ngi fi ñëw ci turu directeur cabinet président de la République Mor Ngom mu fekk mu waroon fee teew mu am yónneen bu gàtt bu gaaw bu mu dem bitim réew tax mu ne nañ ñëw teewal ko fi. bi may ñëw maa ngi ànd ak député soxna maam Xari Mbàkke moom sëñ Moustapha Bachirou ak sëriñ Maxtaar Jenn ak soxna Ayda Sougou ak soxna Soda Dieng ak ñu ñu àndal ñëpp. mu ne mi ngi lay nuyu ci turu président de la république di la xamal ne sa diggante ak président de la république bari na lu mu ci xam waaye bis boo xam ne dañ koy defal sëriñ Abdou Lahad ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadou Fadal xam na ne lu ñu ci ñaan yàlla def ko mu ne nga ñaanal ci président de la république ba nga xam ne li mu soxla ci réew mi suñ boroom defal ko ci daraja xaadimal Moustapha. daanaka ci kàddu yu gàtt loolu la ñu waxoon wax ko président dafa génn looloo waral moom it mu dem kon daanaka ci wàllam loolu lañ ciy wax ndax sa diggante ak moom xam nga ko li ci des nag suñu diggante ñun taaliba yi ak sëriñ Abdou Lahad ak Cheikh Mamadou Fadal. man Abdou Lahad awma lu dul sëriñ Touba yaakaaruma lu dul sëriñ Touba awma lu dul sëriñ Abdou Lahad. yàlla def na sant naa yàlla sant Cheikh Ahmadou Bamba bokk naa ci Abdou Lahad yi njëkk a dem assemblée tudd Abdou Lahad loolu sant yàlla paasewul loolu. ma lay seedeel ne Serigne Abdou Fatah fee ma nekk ca assemblée ba fa su ma fa yéene taxawee lenn lu dul loo xam ne Tuubaa la jëm ak nu ma mën a demee fa su ma fa yéene taxawee lenn lu dul taalibu Cheikh Ahmadou Bamba lu ngeen dégg ñu tudd ma ci. te lu luy defaral Serigne Touba ba nga xam ne amul ndax duma ko def maa ngi wax ne ci turu man Abdou Lahad fas naa yéene fee ma nekk ci assemblée ba duma fa def mukk loo xam ne dañ ciy xeeb yoonu murid ndax loolu moo ñu war dañoo wanaat Sénégal wanaat àddina bi ne Serigne Touba am na ci ay nitam yi may na leen taxawaay boo xam ne fu nu dem lu dul Serigne Touba du fa am. looloo waral bi ma ñëwee assemblée dama doon dégg ay wax yoo xam ne mooy dégg naa maître ma dikk ñaa wax ko léegi Serigne Abdou Lahad wax ne fête indépendance mooy bisu màggal ma ko doon dégg ay nit di ko wax ne dinañ jël projet de loi dugal ko ci assemblée bi pour ñu def pexe ba nga xam ne bis boobu na nekk fête projet de loi bi yàlla def na ci sama loxo la jaar dugal naa ko ci assemblée bi. loolu damay ñaan ngeen ñaanal ma te jàppale ma lépp loo xam ne lu ñu taxawu Touba la ca ñu war koo taxawu Touba lu ngeen ma ca wax dinaa ko def dafa suma yéene lu dul jëfi ndigal wasalaamaaleykum wa rahmatullah.